Amis téléspectateurs de la télévision Mbour TV, ravi de vous retrouver dans votre émission Mbour TV matinale tey nag kontaane na leen bu baax a baax di leen dalal fii ci seen émission Mbour TV matinale saa boo leen xëyee rek jàkkaarloo seen télévision di ko am nice di ko enjoy mu leen di jox ndekki bi nga xamante ne moo gën ci yéen ma koy feggooga nag sama naataango yi nga xamante à chaque fois ñu indi leen loo xamante ne moo gën ci yéen maa ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax laataa loolu damay ziar kilifa diine yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Sénégal di leen ziar bu baax a baax a baax di leen ñaanal gudd fan ak wér di ziar ñi nga xamante ne mooy kilifa aada yi di ziar ñi nga xam ne ñoo nekk ci hôpitaux yi yàlla tëral leen foofu noonu yal na yàlla def li gën fëgg seeni bopp ba ñu mën a dellu ci seen njaboot nekkaat ci seeni activité dem ci prison yi di leen ziar bu baax a baax di leen ñaanal tamit yàlla génnee leen fa ñu nekk te yàlla defaat ba li nga xamante ne duñ def li nga xamante ne moo leen fay delloo ñu ngi ziar ñëpp képp ku safoo sa télévision Mbour TV rek restez scotché fii nii ci Mbour TV chaque fois di seetaan seen télévision Mbour TV ak seen émission Mbour TV matinale mi leen di jox li nga xamante ne moo gën ci yéen ziar naa leen bu baax a baax Binta nuyu naa la. waaw fay naa la soxna Ami nuyu Awa am kontante ak mbette pour la première fois bokk ak la Sister Fa di ko bëggee bu baax a baax. ami téléspectateur Mbour TV ak fidèle téléspectateur émission Mbour TV matinale ñu ngi leen di bëggee bu baax a baax nee naa leen nii la fay demee saa su ne du lundi au vendredi ngeen am seen émission Mbour TV matinale la Sister Binta dina ànd ak yéen si li nga xamante ne moom mooy seen rubrique bu am solo boobu sama waañ ak li nga xamante ne moom mooy gindeeku mooy lépp lu ëmb si li nga xamante ne moom mooy mbiru kayit maanaam passeport wala carte d'identité visa ba ci nationalité képp koo xamante ne dossier yooyu papier yooyu dalaa yittew rek da ngay daal di seetaan sa émission Mbour TV matinale la Sister Binta daal di la gunjee rek fi nga xamante ne moom mooy fi ñuy defaree papier yooyu yi ma jot a lim nii su ko defee rek Ami Ngom dama lay daal di delloo sa micro ba si kanam. merci beaucoup Binta defe naa leen wax am na solo ñaari yëg-yëg yoo xamante ne dafa am solo ci dundu doomu aadama mooy li nga xamante ne moom mooy papier ak li nga xamante ne mooy sama waañ togg dafa am solo te tey dafa mel ni togg ngay waxtaanee tey d'accord kon ci kanam rek téléspectateur yi daal di xaar Binta ban plat la ñu indil fii nga xamante ne mooy Mbour TV matinale aw ziar naa la bu baax. yàlla nangu ziar. naka mu. ça va alhamdulilah macha allah. yow nga ci jàmm. macha allah yow naa ci jàmm ak salaam. mbaa yow nga ci jàmm. waaw maa ngi sant bu baax a baax. ca moo ngi noonu nuyu naa leen ziar leen téléspectateur Mbour TV di leen baal ak tey di leen baalu ak di am mbégte ak contentement bu baax a baax ci dajewaat fii ak yéen di bég tamit bu baax a baax ci bokk bi ma bokk ak yéen plateau bi nee naa la saa su nekk rek damay yàkkamti ñëw Mbour TV ba toog ak sama waa équipe muy waa équipe matinale ndax nee naa la dafa neex lii lu am solo la. maa ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax Sister Fa yow tamit c'est la première fois ñu bokk plateau matinal maa ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay di la dalal bu baax a baax adduna bi yëpp nuyu naa leen rawatina diwaanu Mbour di leen baal ak nee naa la nii rek lay demee saa su nekk bis bu nekk dañuy toog ci seen télé di leen bëggal te it di leen yee wala di leen jariñ nee naa la jóguñu pour xas kenn jóguñu pour kalaas kenn lépp lu ñuy def rek pour yeete la noonu rek lay demee jox nañu cër ñëpp. dëgg la ndeysaan lépp lu ñuy def rek pour yeete la loolu daal la Sister soxna Awa daal di indil Fa nuyu naa la bu baax a baax. Ami nuyu naa leen jox leen seen wàcc ay gis nga tey nii laa def rek bañ kenn mel tàkkaar la nuyu naa leen mbokki xarit téléspectateurs yi ñuy seetaan fii ci Mbour TV cant ak gërëm ñeen na leen nee naa leen fekk naa leen ku nekk fa nga toog jox la sa wàcc waaye di ngeen wax Fa Fashion moom ngeen am tous les mercredis fii nii du yomb te dina wàcc ba zéro wàcc ba zéro waaw kay waaw Fa ngoog moom mooy dox ci li nga xamante ne mooy mode et beauté képp koo bëgg a xam sañse fii ci diwaanu Mbour fan ngay sañse ak salon yi ñi fi daal décor de nekk Fa rek teg la ci code dëgg du neex parce que tur bi dafa wuy si moroom Fa Fashion waaw fashion kon boo ko xoolee rek moom ndeysaan da ngay rek daal di fashion bu yóbbu la ci fi muy jaar noonu rek defe naa ne noonu lañ koy defee saa su nekk rek di leen nuyu di leen ziar bu baax a baax waaye tamit laataa ñuy tàmbale damay nuyu sama xarit ba nga xamante ne moo ngi nekk fële ca Luxembourg à chaque fois bu ma dugalee émission bi rek da koy seetaan daan amee lii nice na kon ñu ngi koy ziaraat bu baax a baax Binta sama waañ tey waaw muñ déggee ba pare ban kii lan lu ñuy añee tey lu ñuy añee tey dañuy puus rek dem côté Casamance rek tarkal la parce que dama bëgg sos koy wala kii wàññi diwlin bi baaxul si santé exactement à chaque fois rek Ami dañuy wax ci togg bi waaye dañuy wax li nga xamante ne moom mooy santé bi ndax nee naa la avant ñu dawoo c'est la santé mën nga gis koo xamante ne tey jii ndeysaan mu ngi yor loolu ak loolu waaye amul wér gu yaram moom mooy lépp doomu aadama bu ko amee rek bu dee amoo dara sa santal yàlla bu gën a
sant yàlla saa yoo boo yeewoo sa kaw la rek nga gis na ne dara sa cër yi yëpp a mat dara jotu la rek gënal sant yàlla xamal ni yàlla mu ngi ci yow fàttewu la benn yoon ñi xuus rek dem xool li nga xamante ne moom mooy mboroxe xam ngeen mboroxe waaw mboroxe man moom dégg naa ko waaye mosuma ko joolaay di ko tuddee étoge waaw étoge joolaay ñoo ko tuddee étoge waaw man bi ma nekkee Côte d'Ivoire dama doon dégg étoge parce que ñoom dañuy togg étoge si dëgg la mu nekk plat boo xamante ne plat bu riche la waaye plat boo xamante ne tey jii boo ko lekkee rek mën nga koo digérer waaye mën na laa jox li nga xamante ne moom mooy appétit ndax avant tout d'abord rek dama tudd tur bi rek am na ci ñoo xamante ne rek déjà seen xel bi dem na ci suur nañu man ni kay fi mu toll bu gardee fañeem rek bu duggee marché moom lay day nduggee moom ngay nduggee jox ko recette waaw maa la wax loolu suba jàmm ma xëyee Malick mboroxe lay lekk waaw mu nekk loo xamante ne mu nekk plat boo xamante ne plat bu riche la waaye plat bu am solo la am ñu ngom li ngay def mooy da ngay daal di wut li nga xamante ne moom mooy sa xob ñaam bi da koy def ak pataas am na ñoo xamante ne waaw bëri na ay xob yoo xamante ne tey jii mën na koo defal waaye laata loolu rek da ngay daal di def li nga xamante ne mooy sa netitu ku ne netitu rek li ngay njëkk xalaat rek mooy mu dem ci li nga xamante ne togg yi naturel la parce que bëri na ay togg yoo xamante ne tey jii boo koy def bu amulee netitu rek du saf ak li nga xamante ne moom mooy aka saf du saf aka saf dëgg loolu nga daal di def li nga xamante ne moom mooy géej gi boo jëlee géej yoo xamante ne dafa baax ak ay yoxos mais géej bi dañ ciy taamu géej bu ci war a dem wala façon géej boo xam baax na man li ma si tàmm mooy géej beurre parce que boo ko def rek day dem géej beurre moom man dama koo tàmm mais mën na yóbbu géej yëpp parce que am na côté yoo xamante ne benn façon kii bi la ñu am na ñoo xamante ne li ñu tàmm la rek si seen togg parce que kenn ku nekk rek lu sa loxo mel rek mën ngaa jël benn kii boo ko xamante ne mooy loolu waaye si loxo nee naa togg si loxo la nekk si loxo la saful loxo rek mënul safle sa togg mënul saf ñoo xamante ne da ngay gis tey jii ma bokk ak ami ñi dem marché ma jënd lu may jënd ami tamit mu jënd lu may jënd ñi dem togg gën maa safle c'est parce que juddowaale la yàlla loolu dëgg la maye xam loolu dëgg la loolu dëgg la ñi xam ne loolu tamit du ci togg bi waaye ci nit ki la nekk nga gis koo xamante ne bu toggee rek day saan day neex waaye ñoo xamante ne bu ñu toggee day saan képp ko mën a nekk du ci moom waaye yàlla la mu nekk togg boo xamante ne am ni tey jii li ma si taamu mooy diwtiir bu Casamance exactement nga bëri na diwtiir yoo xamante ne tey jii dañ koy jaxase maanaam dañ koy panancé dañ ciy def li nga xamante ne moom mooy diwtiir ñiy wax ñi nga xamante ne ñu ñuy jaay diwtiir yi parce que tey jii man dama ne jaay boo koy def rek da ngay xool sa diggante ak sa borom da ngay xool sa diggante ak yàlla parce que tey jii laal la nga jënd loo xamante ne 1000 francs nga ko jëndee dem jaayee ko 2000 francs mën nga ci am bénéfice tey waaye bu subaa rek mën na laa andi gàllankoor bi mooy lan nga jënd benn kii rek mu yàqu wala marchandise bi nga dem marché bu dee sa bagage marché la nekk bu taal amee rek doo ci njëriñ lépp loo fa def rek da nga koy ñàkk kon nañ ne topp li nga xamante ne tamit moom mooy conseil boobu waaye ñu topp li nga xamante ne moom mooy santé parce que benn boo xamante ne tey jii diwtiir ak diwlin ngeen panancé ko yemoo ci loolu tamit li ñuy def mooy épice tomate bi ñoo xamante dañ koy def si diwtiir baaxul si diwtiir waaw loolu dégg naa bi mag ñi rek mooy diwtiir Casamance ñoo xam ne foofu lañ koy naturel ko jël dafa naturel nga def ko sa étagère mën ngaa lekk fii ak 4 ans sans dimanche du la andi benn gàllankoor waaye di nga am li nga xamante ne moom mooy appétit tey lii lañ leen andiloon ci li nga xamante ne moom mooy seen rubrique sama waaye laataa loolu rek ma wax leen ñoo xamante ne taamu nañ si jën am na ñoo xamante ne taamu nañ ci yàpp waaye li may conseil tamit yàpp ak jën mën nañ ànd parce que déjà rek boo si defee li nga xamante ne moom mooy géej rek mënoo si def dara loolu dëgg la parce que ñun souvent dañuy am on a tendance à mélanger dañuy mélanger souvent waaw dañ koy def bi am na ñoo xam ne sax dañuy boole surtout suppu kaaña dañ si def yàpp def si jën ci loolu waaw dañuy boole yàpp boole jën ak géej yi yooyu noonu en tout cas c'est pas conseillé ñu xool suñu santé d'abord ñu topp suñu santé parce que tey bari mais am na ñoo xamante ñu ngi lay seetaan dégg nañ boroxe à chaque fois mais duñu xam préparation bi naka lañ koy préparer léegi soo mënoon ñëw ci naka lañuy préparer kii bi mboroxe bi déjà je pense que ñànkatang lay àndal n'est-ce pas mais sauce bi moo gën a difficile parce que def naa ñànkatang ku nekk mën nga ko mais sauce bi noonu naka nga koy commencer ba préparer ko ba mën a doon li nga xamante mooy sauce fay mooy sauce mboroxe bi comme ni ma ko waxee war a nee naa la boo amee sa xob rek da ngay daal di wut li nga xamante ne moom mooy jën
gerte noflaay boo ko amee tey jii mën nga ko def li nga xamante ne mooy sa cin da ngay njëkk a def li nga xamante ne mooy ndox boo defee ndox rek nga daal di si def li nga xamante ne mooy gerte mu daal di baxal gerte bi ndànk-ndànk nga daal di sa kii bi bu dee machine nga ko yóbbu xob bi bu dee machine nga koy wal wala da nga koy daggate dañ koy dëbb moo ko suñu ko defee bu mokkee rek mën nga koo raxas nga wàññi parce que am ñoo xamante day weex dara mën nga koo raxas pour loolu mu dañ fiyee rek après nga daal di ko def ok ci kaw kii bi gerte bi ci gerte bi daal di baxal gerte bi di baxal moom bañ demee suñu demee ba juboo rek ñoom dañuy xeex waaw dëgg la xeexee suñu xeexee rek ba juboo rek nga xam ne ñaari moom juboo nañ ba pare rek mooy day commencé génnee diwlin génnee diw day commencé génne diwlin bu commencé génne diwlin rek nga daal di dëbb sa nokkos boo dëbbee sa nokkos rek nga daal di ko def ci kawam nga def sa def sa jën daal di def sa yokkos daal di def ci jën bu dee am na jën nga daal di ko seppi rek daal di ko sànni ci sa kaw mboroxe bi rek mu daal di neex bu dee am nga diwtiir tamit nga daal am na ñoo xamante ne dañ ci def diwtiir naturel bi moo leen di gënal waaw ceeb boo mënte jënd rek mën naa ànd ak façon xeet ceeb yi mais surtout ceeb Casamance mooy mbay bi ceeb mbay bi rek boo waxee rek faa nga wax loolu parce que Casamance rek ñun moom lañ xam da ngay nekk fii ak suba doo suuf da ngay jug rek dafa neex ba pare tamit am na comme baax na tamit ci mag ñi nga xam ne tey maanaam bëgguñu lu niin xam nga léegi kenn wératul benn xale sax wératul waxuma la ak mag xam nga jël nga lekk ñam bu waaw nga lekk ko di nga am maanaam heure bu nekk mën nga ko lekk parce que xam nga am na mag ñoo xam bu ñu lekkee gerte guddi wala ñu lekk lu niin guddi duñu ko laal voilà da ngay tëdd ba guddi di géexaat gerte beeg yooyu noonu voilà dañuy am problème ko lekk nii mais comme que añ lekk la defe naa ne voilà dina baax ci bu ñoom ñu ndekkee ba pare après ñu daal di dal ci mboroxe bi def naa Binta togg na moom mboroxe ba man du ma ndékki ainsi man lekk naa ni ba pare waaw defe naa ne am na solo bu baax daa ndax ku ci xamul woon li nga xamante ne noonu la ñu toggee li nga xam ne mooy mboroxe am na ñoo xam ne tubaab bi moo koy wax sauce feuille parce que man je me rappelle quand j'étais en Côte d'Ivoire boobu sauce feuille lañ ko doon wax mais noonu lañ ko doon toggee aussi mais defe naa ne c'est la même chose ak étoja bi nga wax noonu voilà au Mali surtout waaw noonu lañ koy toggee noonu waaw defe naa ne mën ngeen ko seetaan nii rek pour tey jii ngeen mën a togg seen mboroxe bu baax wala boo leen xëyee suba rek daal di togg seen añ ku ci amuloon menu tay tamit jëlal menu baago Binta moo la ko jox sa plat du jour waaw dafa baax aussi waaw d'accord merci beaucoup kon nag dañuy ñëw ci ki nga xamante ne mooy mode et beauté parce que defe naa boo duggee ci waañ ba pare toog ba pare après da ngay dem sañse dëgg la nee naa la bala ngaa dugg waañ sax da ngay sañse soo paree sañse loo ñu indi kay gis nga nag tey maa ngi leen indil mode et beauté tey maa ngi leen indil sama xarit bu baax dëgg du neex Libaas Laay borom yëmbal tey nee naa daf ma fekk ba sama bureau dama faa ma ne ko mu ne ma tey dama lay tatoué dama lay defal lu nice tey tatouage waaw damaa tatoué ci la bokk de je pense ñëpp laa koy wan voilà mu ngi dëkk ba yëmbal ñu ñëwoon daf ñu seet si nag daf ñu seet si fii nii pour sunu daf ñu seet si biir kër gi indil ñu lu nice parce que ku nekk xam na ni tatouage dafa nekk au top instant bi instant bi xale jigéen ñi xale góor yi ñëpp fu ne lañ koy def man daal maa sentir fii fu ne lañ koy def mu nekk loo xamante ni lu spécial la lu nice tamit parce que am na ñoo xam ne tamit nice luñ ko mais man dama ko nice parce que man damaa bëgg yu rëy fa fashion tam tur bi dafa wuy man daal xale yi doy nañ waar ay tatouage nee na fu ñu ko sentir rek fa lañ koy def non mais moom nanguwul tamit sori ci loolu parce que duñ ko proposer parce que ki lay defal tamit kiy jaay kii jënd la bëgg comprendre nga. man xam nga li ma comprendre mooy produit bi ñuy utiliser pour li nga xam ne mooy tatouer parce que tatouage je pense que dafa am ñaari tatouage bi nga xam ne da nga koy def quelques jours rek mu daal di deñ ak bi nga xam ne damay dégg ñu naan tatouage à vie. à vie Fane daa mel à vie la def. léegi est-ce que mën nañu xam tamit moom lan la ko defaralee. man ci li ma gis parce que tamit mën na ko mélanger affaire yooyu mais man li ma gis. man ñuulal laa gis comme genre boîte ñuulal. comprendre nga. boîte ñuulal la mais moom day capp ci machine bi. di la rëdd comprendre nga day dessin ba pare nag. gis ngeen noonu daf ko dessin ba pare ça dépend yaa bëgg jën loo bëgg da lay dessineel ba pare soo la dessineel ba pare après mu defal la lii. kon da koy defar ak machine. merci machine am la yor ñuulal bi am produit voilà produit ñuulal la yor man ñuulal laa gis. produit ñuulal parce que am na ñoo xamante ni tamit dañuy wax naan am na ñuulal bi duñ ko dessin dañuy ñëw rek rëdd. mais bii nii ñuulal bi lay capp ci machine am. comprendre ngeen. après day fekk mu dessin ba pare su paree mu toppaat dessin bi bu dee jën wala bu dee kër mu toppaat ko même chose toppaat même chose am na partie yoo xamante dafa intime. comprendre nga parce que moom dafay mag kii def
yooyu. merci beaucoup moom tamit foo ko woo da lay fekk si. ñëw defal la am na nee na am na ñoo xamante ni ay mag yoo xamante ni dañ koy woo mu fekk si leen te nekk loo xamante ni du ñuy nekk ci marché yeeg yooyu noonu. ak ñoo xamante ni dañ koy def nekk seen kër te doo ko xam. parce que tey jii nii man dama tëdd rek jékki saay mu ne ma jameet ne ma Far Fashion tey dama laa seet si. comprendre nga xam na ni man ci lu fashion lay dox. mais pour di leen wax rek été bi comme tatouage moo nekk gum au top parce que xale jigéen ñi xale góor yi ñëpp ñu ngi tatouage am na ñoo xam ne dañuy make-up à vie après loolu dinañ ci ñëw à vie man gis naa ku ko defal à vie comprendre nga def comme sama tupp indo bi dëgg du neex à vie tamit instant bi loolu moo nekk au top. mais est-ce que amul ay conséquences négatives yi nga xamante ne day mën a répercuté wu ci nit yi nga xamante ne moo koy def. mooy maanaam amul ay yenn infection yu muy def ci yow parce que bii boo ko xoolee je pense que dafay metti quelque jours. man mettiwul non man avant ba muy defar monté sol gants yeeg yooyu noonu dama yaakaar ne dañ may ñaw. ak maa ragal yuuxu naa nee naa Moussa nañ taxaw bala nga taxawal Moussa. mais après mettiwul comme man ni ma ko doon yëgee comme ñu naan dafa metti dañu lay xotti sa yaram non moom dafa rëdd ba pare jaaraat fa même chose te depuis dimanche ba léegi ni mu meloon noonu la mel changé wul deful dara moom dala naan soo demee diw ci karité wala nga diw ci diwlin comprendre nga mettiwul deful dara mais am na ñoo xamante ni nag dañuy aayal wala seen yaram moo gaaw a def effet day def infection moo gaaw a infecté. merci beaucoup parce que moom mu ngi expliqué nee na am na ñoo xamante da leen di defar un mois affaire bi du wér mais am na ñoo xamante ni un jour benn fan bi rek man yëguma ko moom man yëguma ko ndax bala ngay defloo nit ki yow da ngay essayer ba pare moo tax ma ne ko ñamal ma xool su ma ñemee tàqal man daal jaaxle naa lii nga yaakaar ne du risque jël kii sa yaram bi ni ko xotti koo xaw ma je sais pas. am na ñoo xamante ni seen gannaaw dañ koy dessiné comme yére. man gis naa fu nekk la ñuy am na mais boo déggee comme yére moom bu mu simmee ko jëmmam kanamam visage am la def ci ginnaawam moom mu ngi yor moom balaa di defal da lay yor da lay jox yëpp ci portable nga tànn bu la neex mu defal la comme instant bi ni moom moo nekk priorité bi. comme ni mu ko waxee am na ñoo xam ne seen yaram yëpp bokkuñu. am na ñoo koy defal benn fan du def dara mais am na ñoo xam ne tey da nga leen koy defal nga gis seen yaram dafay commencer changer parce que tàmmuñu ko peut-être. donc ñu ngi koy jaajëfal. libaas waaw koo koy libaas borom yëmbal. man dinaa ñëw mu defaral ma essayé. di la jaajëfal bu baax borom yëmbal tarkal la gis naa sama bopp. ndax déedéet ami bu njëkk dama daan dox naan ni mais léegi damay dox naan ni sama montre. ndax tatouage. waaw dafa xew. d'accord kon libaas ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax moom mi nga xamante ne gisee woon na ak Fatou tey li leen indi ci mode et beauté mooy li nga xamante ne mooy tatouage parce que defe naa jigéen ñi lépp lu ñuy def rek pour seen taar. jigéen defe naa dañ koy def. boo seetloo jamono ñi ñu toll tatouage dafa nekk tax comme ni ko waxee nii tatouage am na ñu naan à vie am na ñoo xam ne dañ koy def léegi nii. parce que je pense que léegi sax make-up yi dañ koy def. à vie am na. dafa bare moom da lay expliquer. exactement da koy wat ba mu set mu defal la à vie loo xam ne du deñ. comprendre nga ñëw rek bu la neexee rëddaat sa pastel make-up la. maanaam du mës a deñ day ñuul tache bi fi mu nekk. foofu mu nekk foofu lay nekk. ba boobu nga naan. waaw defe naa élément bi am na solo. indi na lu am solo tamit ci côté beauté la bokk. kon nag dinañ jaajëfal moom mi nga xam ne mooy débat jóge ba yëmba daal di seet si moom ki nga xamante mooy borom mode beauté di Far Fashion. ziar nañ ko bu baax a baax fële ci yëmbal. aw tey société thème société bi nga xamante ni moom la ñuy waxtaanee. te dama cee waxtaane dañ cee toog sax man ñu wax ci. ma ne ko lu dafa nekk lu am solo parce que dafa nekk li nga xamante ne moom période boobu lañ toll. ci lañ tolloo vacances waay accident bi nga xam ne dafay am ci biir géej gi. accident yi te booy seet li muy gën a bëri mooy ci vacances. lan moo ko waral. ayca mu ngi noonu comme ni nga ko waxee rek vacances yi dafa nekk ci période boo xam ne xale yi du ñu jàng. mag ñi dem école du ñu jàng dañuy jël fête ñi nga xam ne tey dañoo voyage yi nekk bitim réew dañuy faral di ñëw vacances te dañuy soxla di nekk ci plage yi di dem géej di ànd ak seen i doom bu dee amuñu doom xale yu ndaw yi di ànd ak seen i moroom di dem ci sangu ci plage yi donc dafa am solo ñuy sóoraale géej gi parce que comme ni ñu ko waxee mool buy dem géej dañ naan géej amul bànqaas biir géej mais tamit plage bi ñuy sangoo tamit amul bànqaas parce que di nga gis nit kuy dem di sangu du mën ndox du mën féey xam nga loolu da ciy am solo féey mën ndox da ciy am solo ndax yaakaar na soo duggee ci géej nga xam ne dara du la téye yow kese yaay dugg ci biir war nga mën a
maîtriser li ngay def ndax boo duggee ba ndox bi tollu la fenn boo amee problème inspiration mun nga nuuru te boo nuuroo boo fatee da ngay lab surtout xale yi la ñuy ñaax xale yi nga xam ne dafa bëri xale. parce que je pense que duñu ànd ak seen i parents. non bëri leen yëg bëri na si ñoo xam ne duñ leen yëg dañuy jékki rek dégg ne diw dem na plage loolu lañ cee am wala ñu jékki rek ay nit ñëw yuuxoo ne diw des na ci plage bi. surtout parce que temps yee loolu comme avocat boobu muy wax noonu. man gis naa ko plage yoo xamante ni magam la ak rakam ak seen doomu bàjjan ñoom ñoo jógee ba Dakar fii ci Mbour ñëw Mbour ànd ak seeni copains comprendre nga li lay wan ni géej amul bànqaas te plage bi nawet bi nii géej gi dafay am courant comme ni ñu koy waxee day am courant ñoom ñaar ñu ànd di sangu comprendre nga dañoo ànd di sangu ba des fois benn xale bu jigéen bi moom dañoo foog ni day ruubee comme bu dee faa rek da ngeen ànd géej muy dugg di génn mais dañoo foog ni moom day kaf comprendre nga après muy dugg di woote mais instant boobu noonu copain bi mënu ko woon a jëli ndax yaakaar naa kenn ñaanu ko yàlla benn moo gën ñaari dese comprendre nga mais xale bu jigéen bi dafa mujjee ñàkk bakkanam parce que foofu mu toll woon ndax mënuñu ko sauver. mënu ko sauver nit ñaa ngi taxaw bëgg ko sauver mais mënuñu si dara parce que fi mu nekk ci kàmb la te da lay leer ni foofu am na courant comprendre nga xale jigéen surtout ñuy moytu surtout sax xale jigéen yi moom ñoom laa parce que dañuy nekk plage ba ay minuit une heure am na ñoo xam ne une heure du matin dañuy dem plage. loo xam ne jaaduwul parce que géej guddi amul surtout bëccëg sax amul bànqaas. mais man li may jox fii ci diwaanu Mbour mooy ñi nga xam ne ñooy garder plage yi ak ñi nga xam ne ñooy maître nageur yi. parce que boo seetloo temps yële doon na am ay information yoo xam ne fii Mbour dafa manqué ay maître nageur yoo xam ne dañ fi nekk pour en cas d' accident yooyu bu amee noonu. mais je pense que dafa manqué trop. non day manqué parce que li tax day manqué xam nga mënoo dajal fépp. mënoo dajal ci plage yëpp te dañ ko desee farataal. booy seet souvent fi muy ëppee mooy que ay si plage yi nga xam ne tey plage yu luxe la fa lay ëppee mel ni ay Somone ay Ngaparou ay Saly ci yooyu la gars yi di farataal di fa nekk mais su fekkente ne géej gi simple yi tefes yi comme suñu plage yi noonu duñu fa nekk duñu leen contrôler da ngay jékki gis koo xam ne dëkku fi day ñëw samedi wala mu ñëw dimanche wala période boo xam ne dafa tàng même bu dul samedi ak dimanche ci tàngoor rek été ñëw rek toog di sangu géej gi neex muy dugg di dugg dem ba de toll foo xam ne dootul mën a sax téye boppam moom te balaa ngay dugg si géej muy mool di koo xam ne day sangu balaa ngay dugg si géej bay sori dangaa war a mën a féey nga xam ne tey ëllëg si bi soo demee ba yegg fenn fi rek mën nga sauver sa bopp mooy doo ma laaj toor bi ku ma ko jox man seen copain yi lu tax nga wax loolu. xam lu tax ma wax ko man du ma ànd ak sama copine ñu dem plage comprendre nga ma koy yóbbu man action bi ma gis moom moo ko yóbbu comprendre nga comme li ñuy wax rek ay copain copine ñoom ñoo ànd dem sangu ji comme mais moom ba mu suruxee comme ba mu kiiwee xale bu góor bi daf ko doon jàpp moom mu koy fippu comme mu koy fippu comme ni ma la ko waxee benn yaakaar naa moo gën ñaari. mais xale bu jigéen bi juste moom ba mu instant boobu dafa mel ni yaay da koo yëg ci yaramam ndax seen doomu bàjjen bi ka tàgguloo ba xale bu jigéen bi du yuuxu yaay ji daa woote ana awa mbaa mu ngi ci jàmm loolu yaay ji wax kooku tiit waa sapeur ak ba ñëwee noonu mu woote waat ñoom ñoo nangu téléphone bi ne ko awa mu ngi nii mu ngi ci jàmm mais dafa xaw a si buru comprendre nga mais di lay wax ni xale góor yi ñoom ñoo leen ciy poussé parce que du ma ànd ak sama copine dem di ko yóbbu te moom dëkku fi di la yóbbu ci biir géej da lay yóbbu mais kooku da lay sànq surtout plage bi ay nit dañuy toog mais dañuy foog ni yéen da ngeen di kaf ndax da ngeen di yuuxu il faut da ngeen di kaf même yenn blague yi war nañ di ko éviter ci li nga xamante mooy en cas su sérieux bi dañoo foog ni sax nag dañuy kaf à chaque fois ñoom dañuy yaakaar ne dañuy kaf bu ñu demee ba nga xam waaw mooy comme sama classe gi da ngay nekk di sukuraat sax ñu ne dara dalu ko daa mën comédie dëgg la yàlla mooy indi ndogal parce que ku nekk fa nga xamante ne foofu nga war a demee rek kenn mënu ci dara dëgg la mais tamit prudence dafa am solo li nga xamante ne parce que des fois dañuy toon yàlla du trop dëgg la prudence dafa am ci li nga xamante ne mooy yenn yi ci mel ni plage bi te jamono ji ñu toll muy jamono yi nawet bu tawee rek géej gi dafay yokk day yokk te day def ay kàmb voilà moo tax à chaque fois ñu naan buy taw waroo nekk ci biir géej en plus tonnerre bi buy tonnerre géej lay ëpp lu muy daan te ku fa fekk rek da lay faagaagal defe naa ne buy taw aussi message bi ni lancé mooy buy taw ñoom ñu génn ci plage bi parce que jamono ji gis na ne taw bi dafa bëri tonnerre yi bëri na aussi parce que
ngi def ay yi nga xamante ba pare waaw. te doguma la de dañuy nekk seen kër mu taw dañuy wootante def groupe dem plage parce que dañ naan buy taw ngay sangu géej day neex parce que ndox mi day tàng comprendre xam nga loolu wóorul tamit. man daan naa ko def wóorul parce que damay génn sama kër day sóob rek ma génn jubali biir géej. man moom ñemeewu ma géej su ma demee dugg ci géej gi bu ma tollee fenn mu leer ma ne sama tànk tegootul suuf rek ma génn man toujours si place bi laay bëgg di sang ajoor laa xaw ma ndox si place bi laay bëgg di sangu di bërëngu di xale yi di def da ngay bërëngu rek ba sa yaram fees dell ak suuf bu vague bi tulli rek nga nuuru man moom noonu laay sangu géej man moom damaa ragal léegi ñu ngi ñaax ñëpp Ami Ngom di ñaax xale yi surtout ndaw ñi parce que tamit bëri na accident yooyu di am ci ndaw ñi la. bëri na lool ñi nga xam ne dañuy def accident ci géej yóbbu seen ay gaal parce que nawet bi bu jubsee dañuy war di faral di déglu météo Ami Ngom ndax gis nga météo boo koy faral di déglu yow di nga xam sa horaire. di nga xam heure bi nga war a dem géej ku ci mel ni diwaanu tefes ba golfu jàpp Sëtëdoo ñoom dañuy faral di def léegi dañoo takk ay drapeau bu fekkee drapeau bu vert la dinañu dem. bu dee drapeau bu jaune dinañu dem mais bu rouge kenn du dem signal boobu noonu bu ñu gisee drapeau bu rouge bi signalé ñu monté rek dañu naan tey baaxul parce que dañuy déglu tamit météo donc ñi nga xam ne ñoom ñooy sa météo dañoo yor seen numéro. waaw di déggante ak moom ñi nga xam ne ku gis. information buy jàll nii parce que boo toogee si télé bi tamit ñuy seetaan yu mel nii parce que defe naa loolu moo leen fi tax a toog seetaan yu mel nii dinañ mën a xam kañ lañ war a dem géej fan te def naa information boobu noonu ki pour seetaan télé yeeg déglu rajo yi pour am information météo bi mais man defe naa nit loo mënti loo doon nit le buy taw moom waroo jël sa gaal di dem ci géej gi waaw parce que géej gi day agité ndox bi dafay yokk te wóorul ndax dina am tonnerre wóorul ak ay éclair parce que day xar gaal comme defe naa ñoom war nañ di waxtaan seen biir pour yenn pour ñu éviter voilà dégâts yooyu parce que pour aar nit ñi ndax nee nañ fagaru moo gën fajo duñ dem mais ñu ngi jaale ñi nga xam ne tamit ñoom ñoo wàññeeku démb ci choc bi amoon ñu ngi leen di jaale bu baax a baax ndax ci yoonu Soumbédioune bi la ñu déparé doon def tourisme yaakaar na am na ay français am na ay sénégalais dañu sélectionné te am na ay décès je pense que information yi li ñu ci jotoon for mooy am nañu ñeent ñoo xam ne wàññeeku nañu ci ñi ci des am ay blessés ñu yóbbu leen hôpital donc ñu ngi leen di jaajëfal di leen ziyaara ñoom ñi nga xam ne ñoo ci am gaañu di leen ndokkeel di leen masawu ñi nga xam ne yàlla def na wàññeeku nañu ci ñu ngi leen di jaal seen ay famille ndax dégg naa am na ci xale boo xam ne am na 2 ans ci information bi ñu mujjee am xale bi mu ngi am 2 ans kon ñu ngi koy jaal ay mbokkam di ci jaal ñi ci wàññeeku di wax rek képp koo xam ne yaa ngi jiite gaal maanaam jiite gaal nekk ci machine bi nekk capitaine gaal gi balaa ngay tëmbal sa gaal même bu fekkente ne sax da nga yeb ay tubaab wala leneen balaa ngay tëmbal sa gaal xoolal temps bi climat bi ba pare boo xoolee climat bi bu la ko joxee nga mën a dem bu la ko joxul rek nga toog parce que am na yoo xam ne yàlla da ciy dugal loxoom mais nag am na yoo xam ne risque la tey loolu lañ leen andiloon ci rubrique actualité bi société ci accident yi nga xam ne moom mooy am ci géej gi. déjà ana crevette bi amul daa jeex incha allah soxna Fa ni ñu leen ko waxee woon rek noonu lay demee tous les mercredis ngeen am fa ci mode et beauté noonu lay demee dañu xool mercredi prochaine ñu dem ci salon yi tailleur yi jaaykatu daal yi bàyyi ma kenn damaa fashion déggoo ma de damaa fashion bàyyi ma kenn xoola da ngay jaay sa machine téléphone portable bu ma ñëw
yaa ma gën a xam nii laa fi nekkee lépp lu fashion laay wër ndax damaa cekkate waaw li neexul ñu ngi leen di jox dig daje mercredi prochain incha allah fii ci Mbour TV cant ak gërëm ñeneen nee naa damay jàpp ba 11 novembre la Alassane ak Seyni kenn demul nga des yaay jël paye maman Khady Diouf kenn du yow Fa Ndiaga Yaram sama yaay xol fii laa la def mercredi prochain incha allah ci beneen numéro fii lay xew ci Mbour TV incha allah. comme ni ma ko waxee rek maa ngi nuyu ñëpp di ziyaare ñëpp di wax rek nii lay demee saa su nekk 6h ba 7h30 rek ngeen xaar ñu rek ci Mbour TV matinal ñu bégal leen yee leen tamit ñaax leen ndax nee naa la Mbour TV matinal nii rek lay demee di leen ñaax te di leen yee di leen soññu ci lépp lu ngeen di def rek lu mu mën ci doon noonu lay demee maa ngi nuyu sama yaay booy Fall Ndiaga Yaram dundal ba say may di baawaan di ziyaar sama papa Sané Balama Sané Ñancoo di ziyaara ko xam ne tamit sama wasila sama xarit waaw kooku soose la soose pire ndax yaakaar naa Sané Ñancoo foo ko dégg rek moo ngi noonu kenn waxatu ko di ziyaara waa Mbour yëpp di ziyaara sama wasila nag sama papa sama xarit Cheikh al Islam Chérif Alwali Aydara maa ngi koy ziyaara ndax nee na ma maa ngi sa kanam maa ngi sa ginnaaw maa ngi sa ndeyjoor maa ngi sa càmmoñ Aydara Chérif dundal ba say may di baawaan loo dund doyul maa ngi ziyaara waa Mbour yëpp waa Tefes Golf Sétodo bàyyiwuma kenn képp kuy seetaan Mbour TV rek soxna Awa mi ngi lay bëggee di la ziyaara di la kontaane bu baax a baax di leen jox dig daje rek ba suba incha allah. nee naa leen boo leen defee ful la ba pare rek nekk ci série daal di joxe li nga xamante mooy conseil yeeg leçon yi day ciy baax tamit ngeen reetaan tuuti yéen waa Mbour ñun rek yéen rek la ñuy bëggal lu leen di bëggal rek ci la ñuy dox moo tax damay invité ki nga xamante ne mooy Pathé à chaque fois mu leen di reetaan loo kon duñ def lu dul daal di koy accueillir rek. waaw nañ ko dalal ndax fi mu toll nii dañoo namaree waaw noonu laa nuyu si loolu rek nekk yéen a ngi am jàmm mais Binta def nga sañ sa Binta noir nga cum bi nga may jox kon jox na boobu Binta waaw noonu la fa demee waa gars yi tey moom plateau bi dafa yanji Pathé nuyu nañ la waaw maa leen di fay Awa ba yéen a ngi am jàmm bu baax maa ngi nii rek di ñàkk fecc bi Dame Sène moo ko génne mais Dame Sène fecc bi si man la ko sàccee. Dame dafa mën a sàcc Dame Sène ngir yàlla bàyyi sama mbir yi ngay sàcc Dame Sène mécanicien maa ko bindi damaa andi sama cahier muy nii gis nga mécanicien maa ko bindi nga jël ko wéy ko affaire bi am buzz ngir yàlla bàyyi leen sàcc yéen artiste suñu artiste bi nag suñu comédien bi noonu la fa demee nag waaw mais léegi waaw noonu la fa demee nag tey moom wax dëgg fa yàlla mën naa ne damaa ñëw rek pour informer leen waaw ñëw informer leen ni ne leen ñu xaar am na yoo xam ne ñu ngi koy waajal te buñ ko andee di nga gis ku ree ba ay bëñam booru wadd non sérieux bu yowoo gars yi nañ socc seen bëñ jàkkaaru écran bi billaahi Pathé dina ñëw toj fa rajax ak feem yu bees ma ne la bul wax dara est-ce que mën nga ñu cee ñamal tuuti ma ñamal leen benn c'est non mën naa bañ a lépp nag mais lii nii dëgg la li may wax nii sérieux nag li dëgg la lii non sama papa la sax sama papa jaay ko di yàpp la waaw sama papa benn client dafa ñëw si moom di jënd si moom yàpp mais client bi dafa ñëw di jënd si moom yàpp gu bëri sama papa nu mu kontaanee ak xaalis bi te di dagg yàpp bi dagg sama papa nu mu daggee yàpp bi nekk moom mu ngi dagg ba daggaale loxo yi mais xamu si dara dagg na ba dagg këtu loxo bi ba dugal ko si mbuus mi ba jox waa ji dem moom yëgul ni dagg na loxo bi ba mu daggee loxo bi waa ji dem ba këram xool nu muy seppee yàpp bi gis loxo paa bi moom wàcc na ba rek atelier ba ñibbi moom yëgul ni loxo ba dem na waa ji dem na ba waa ji dem paa bi sama papa ñëw ba kër ga toog léegi ba mu toogee sama yaay ne ko waa yow sa benn loxo bi anamu si la xoolee loxo bi ne hee jaay naa ko client ba si lañ ñëwee di wër client bi di wër paa bi ba ñëw suñu kër ba mu ñëwee suñu kër sama papa moo daa ko jaay yàpp bii Mbuur ba mu ñëwee suñu kër gis paa bi mu ne ko kat da maa jaay ba nga may jaay xam naa ni nga tàngooy woon ak ni nga woon dagga yàpp yi nga daggaale sa loxo bi dugalaale ko si mbuus mi léegi ñun nag ñu jël loxo bi damaa xamul loxo bi nu ñuy def ba loxo bi delluwaat mais sama maam xam nga ne borom xam-xam la sama maam ne loxo bi dañu koy baxal bu ngeen ko baxalee moom dañu koy jox mu lekk ko bu ko lekkee day ñëwaat ñu essayé loolu def ko sama papa baxal loxo bi lekk ko loxo bi ñëwaat noonu la fa demee noonu laa tëjee su ko defee kon noonu la fa demee nag tarkaal la li nga taxoon ñu nammale ci plateau bi Aïcha ak moom rek daal leen di jox li nga xam ne moo gën ci yéen ci ay comédie ba suba incha Allah